colonel Pape Diouf salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi ay porte-parole gendarmerie Sénégal di nuyu Georges Déthié Diop colonel Pape Diouf coow am na ci la xewoon ca Tobène fële ca département ca région bu Thiès askanu fa doon xultu seen suuf suñ doon laaj ba am ñu ci teg loxo ba yóbbu leen gendarmerie coow li nag mooy nee ñu bañ leen yóbbee dañ leen tegi métit li ñuy woowee ci gàttal toroxal lan ngeen di tontu ci tuuma yooyu. waaw maa ngi leen di nuyu auditeur RFM di tontu rek ci laaj bi nga ma laaj ne teg mettit boobu ngay wax moom moo jara seetaat ndaxte gendarmerie damay dellu si di wax ne liggéeyam daf koy teg saa su ne ci yoon bi nga xamante ne nii moom la législateur sénégalais tëral ngir mu ciy def liggéeyam maanaam ci wàllu Tobène boobu ngay wax gendarmerie boo gisee mu teew fa dafa fekk donc le préfet de Tivaouane moo jox réquisition commandant de compagnie bi ndax mu dem daal di saytu liggéey bi nga xamante ni technicien ICS moom lañ doon def donc loolu mooy li ñu war a njëkk leeral li ci topp nag mooy ne ñi nga xamante ne nii bi gendarmerie di def liggéeyam dañu faa teewoon te seen teewaay foofu amul dara loo xamante ni moo ko war a expliquer ba ñu jàpp leen ci pour participation à une manifestation interdite tentative de dégradation des biens de l'État nga xam ne ay infraction la yoo xamante ni suñu code pénal moom moo ko tëral ba am ay daan yoo xamante ne ni ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuumaal loolu moom lañ leen di teg gendarmerie li mu def mooy ñooñu dañ leen a teg loxo ndaxte li ñu doon def te yoon tere ko amul benn sikki sàkk ñu daal di leen a déglu jébbal leen autorité judiciaire yi maanaam procureur bu Tivaouane boobu ba léegi nag ñun ñu ngi soog a dégg ne dafa am ay mettital yu ñu leen teg wante autorité judiciaire yi nga xamante ni ñoom lañu leen jébbal firndewuñu loolu. waaw ci théorie moom loi bi encadré na loolu yëpp waaye mettital gi moom ci ay garde à vue du guléet ñu koy dégg colonel Pape Diouf. ah déedéet man loolu bu amee il faut nga fàttali ma nga limal ma ay yoon yoo xamante ne ay at ci ginnaaw est-ce que yéen ci seen formation li ñuy wax àq ak yelleef doomu aadama am na ca. waaw suñu formation damay dégg saa su ne journaliste wala yeneen nit yoo xamante ni dañuy wuyoo ay spécialiste de la sécurité ñuy prononcé wu ci formation wu force de sécurité yi wante suñu formation damay firndeel askan wi ne ñi ciy wax ñëpp bu weesoo gendarmerie xamuñu nu mu tëddee ndaxte formation boobu mu dale ko ci ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy cadre yi ak gendarme yi ñi nga xamante ni foofu la gradu gendarmerie tàmbale formation la boo xamante ne nii bu wër la ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama formation bu wër la dafa am li ñuy wax ci biir formation gendarme yi benn matière bu ñuy wax droit et devoir mooy sañ-sañ bi nga xamante ni moom la gendarme am ci liggéey bi ñu ko sant ak li nga xam ne ak yi nga xamante ni war na ko sàmm am na aussi comme gendarme yi ay militaire lañ li ñuy wax règlement de discipline générale boo xamante ni dafa am yoo xamante ni daf koy tere bu loolu weesoo yi tamit muy cadre yi am na li ñuy wax formation morale ak éthique et déontologie sans compter nag li nga xamante ni code pénal ak code de procédure pénale moom la ñu teg nga xamante ni officier de police judiciaire yi nga xam ne gendarme yi ci lañ bokk ci yoon boobu la ñu war a jaar ngir def seen liggéey ba du ñu lor kenn lu dul def simplement li nga xam ne moom la loi yi li mu leen sant. ci mbirum Tobène googee am
nga baal ma am na benn activiste bi nga xamante ne moom nee na ni biñ ko jàppee xëy na dañ koo toroxal te ne sax ba dañoo dugal drogue ci wala ci poosam. waaw loolu dama leen di woo ci seen xel rek li nga xamante ni xel mun na ko nangu ki nga xamante ne nii moom mooy cadre gendarmerie bi nga xam ne moom la ci joxoñ baaraamu tuuma kooku dafa nekk li ñuy wax directeur opérationnel moom du koo xamante nii sax dafay déglu ñi nga xamante nii ñoom la ñu jàpp ndaxte kooku ci kanamu brigade Tivaouane la ñu ko jàppe muy woote nit ñi dajaloo ngir song brigade bi ngir ñi ñu fa jàpp te ñu def naka sudul noonu donc bi nga xamante ni dañu koo jàpp indi ko di ko jël audition am officier bi mu joxañ baaraamu tuuma kooku boo seetee procès verbal turam sax du ci nekk ndaxte moom bokk ci moom directeur opérationnel la ay commandant de brigade am bu ñu soxlaa ay moyens moom moo koy laaj au commandement de la gendarmerie ñu joxe moyens yi mu daal di ko mettre à leur disposition di fexe nag ba ñoom ñu jaar ci yoon. beneen bi mooy lan moo soxla di teg nit ay mettital pour di ko soutirer ban preuve la ñuy soutirer kii dañu koo jàpp li ñuy wax flagrant délit amul benn werante pour participation à une manifestation interdite muy woote ci réseaux sociaux yi nit ñi dajaloo ngir song brigade bi ñu jàpp ko ci jàpp amul benn werante daal di ko jébbal ki nga xamante ni mooy procureur li ma ci bëgg teg nag pour jeexal foofu mooy ne dëkk bi muy gendarme muy keneen bu la tooñee da ngay dem ci autorité judiciaire yi daal di fa déposer plainte ñoom ñu daal di def liggéey bi ñu war a def ngir saytu li ngay wax ndax dëgg la am du dëgg bu ko defee ñu daal di jaarale yoon fi mu war a jaar. est-ce que donc kooku est-ce que nga may ma jeexal rek. kooku bu mën na jaar ci yoon boobu. léegi nag kilifay gendarmerie ñoom sur le principe saa suñu tegee gendarme muy kilifa cadre wala gendarme yi nekk ci brigade yi tuuma ñun dañu am li nga xamante ni moom la ñuy wax inspection interne. benn kilifa la colonel bu mel ni man am sañ-sañ yu bëri boo xamante ni dañu ko naan demal nga càmbaral ma lii ndax liñ ciy wax dëgg la am du dëgg te moom kenn rek lay rendre compte mooy haut commandant de la gendarmerie. te loolu haut commandant de la gendarmerie. mais justement loolu tax ci lu leer da ngeen ubbi ab enquête administrative ci wàllu woowee. mais enquête administrative boobu gendarmerie ñoo koy def. ñi ca impliqué ñu tudd leen ci bokk. ay gendarme la est-ce que xel mënu cee tey mënuñ ko woon donte sax noonu lay demee saa su ne mënuñ woon soppi doxalin. déggoo li ma la wax dama ne la ki nga xamante ne nii moom moo ñëw ne dañu koo teg ay mettital dama ne fii muy yow muy journaliste muy gendarme muy keneen ku mu mënti doon ci biir réew mi bu fekkente ne dañu la def naka sudul noonu benn mbaxana rek moo am da ngay dem ci autorité judiciaire yi nga déposer plainte kooku am na avocat procès verbal audition bi ñu ko def moom avocat wam yor na ko procès verbal boobu leer na ma ne kenn tudd ci li nga xamante ni moom la ñu tudd avocat wam dina mën na ko confirmer le contraire wante lii gendarmerie di def ñun c'est une démarche boo xamante ni c'est interne ñun noonu la ñuy bindoo balaa autorité judiciaire yi ñoom seen bopp di jël ay dogal ñun dañuy jël bu fekkente ne am na loo xamante ni gendarme da ko def naka te dëppoowul ak li ñu ko sant dañ koy teg ay daan li ñuy wax ay sanctions disciplinaires bu fekkente ne loolu dëggu na donc enquête bi nga xamante ni moom la haut commandant de la gendarmerie di def c'est une enquête de commandement enquête interne la pour éclairer ko moom ndax mu am ay éléments d'information yu wóor. mais kooku terewul mën na dem colonel ci enquête bi yegg seeguñ ci waaye déjà ci say kaddu. ci say kaddu sëf nga ki nga xam ni mooy waayu Guy Marius Sagna boobu di waa FRAPP bu fekkee woon loola te ñu tey ko sëf nga ko setal gendarme bi yoroon enquête bi te yeggaguñ ci saytu yëf yooyu yëpp. déedéet man sëfuma ko dama ne la li ma mën naa dellu si ci li ma la wax dama ne leen kooku tuumaa yooyu muy teg ki mu ko teg dama ne la kooku bokkul ci enquête bi ci ñuy conduire enquête bi kooku kenn du ko bind xam nga procès verbal dañuy bind man gisuma procès verbal bi
ndaxte kooku man bokkuma ci ñi nga xamante nii ñoom ñooy doxal enquête bi loolu diggante officier de police judiciaire yi ak procureur bi la mais dama ne loolu dafa mënul am parce que man gendarme laa jàng naa xam naa li ñu jàng xam naa ni ñuy doxe ni gendarmerie di doxe donc kooku rôle am mooy directeur opérationnel donc kooku li muy wax ñun xel daf ko mënul nangu wante bu fekkonte ne dañu setal cadre gendarme boobu kon au commandement du ordonner enquête boo gisee mu ordonner enquête c'est que ñoom am nañ seen njort li ñuy xalaat mais dañu koy garder li nga xamante ni moom la enquête interne bi di firnde ñun lool la ñuy jàpp donc fi mu toll nii amuñu position man dama leen di expliquer ni nga xamante ni moom la gendarmerie di doxe ci wàllu woowu. ñu fàttali ni colonel Pape Diouf mooy ganuk RFM matin colonel Pape Ibrahima Diouf porte-parole gendarmerie nationale mën nañoo tàbbi nag ci li nga xam ni mooy li ñuy wax jëflante gi war diggante yéen ñi nga xam ne yéen dëkk kaaraange réew mi ak askan wi nees mën a def ba réeroo yeeg yu ni mel mën a ñàkk xëy na. waaw maa ngi lay gërëm di la sant ndaxte loolu boo ma ci laajee donc yaakaar naa ne loolu moo gën a am solo ci sama teewaay fii ndaxte sécurité boo gisee ñu koy doxal dañu koy doxal ngir njëriñu askan wi te loolu suñuy kilifa saa su ne duñu ko réeroo mbir dañuy ñaax di ñu rappeler tout le temps que ça ne sert à rien ngay def production de sécurité boo xamante ne nii dëppoowul ak li nga xam ne askan wi moom lañ soxla au commandant de la gendarmerie bi toog fi mu toll nii muy général de division Jean-Baptiste Tine dafay ñaax saa su ne commandant de légion yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi commandant compagnie yi ñu dem vers les populations les guides religieux les chefs traditionnels les élus locaux les organisations communautaires de base waxtaan ak ñoom dans le cadre de ce qu'on appelle ay contrats locaux de sécurité ba xam ñoom lan mooy seen lan la ñu yitewoo ci wàllu sécurité recueillir également seen collaboration yenn saa yi sax am na ay brigades de proximité yoo xamante ni gendarmerie ak élus locaux yi ñoom ñoo boole seen doole ngir taxawal ko ngir gën a mën a saytu sécurité donc loolu moom mooy démarche bi nga xamante ni moom la ñuy njëkk ñaax population yi beneen bi mooy li ñuy wax l'esprit de défense wala l'esprit de sécurité sécurité ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun dañu ñu ko sas ñuy sol tenue di ko doxal wante sénégalais yëpp ko bokk force de sécurité yi mënuñu nekk fépp donc am nañu ay contacts yoo xamante ni comme bu dee gendarmerie numéro vert 800 00 20 20 nga xamante ni boo si wootee saa su ne waxtu wu nekk dina am ku la uyu daal di la jokkool ak brigade bi nga xamante ni moo gën a jege ngir mu saytu say mbir d'ailleurs numéro boobu au commandant de la gendarmerie bind na directeur ARTP pour mu jox ñu benn numéro court numéro boo xam ne ñetti chiffres lay xaree jàpp de waaw ñu waaw non dina ñu ngi ciy liggéey donc en principe numéro bi 112 lay doon donc bind nañ directeur ARTP ba mu répondre ñu donc mu ngi doxal li ci war auprès des opérateurs téléphoniques ndax numéro boobu antu donc ngir ñu gën a mën a yomb jot gendarmerie am nañ également centre opérationnel de la gendarmerie centre de renseignement et des opérations boo xamante ni également loolu moom mooy rôle am moom mooy capter les demandes d'intervention les sollicitations d'intervention qui viennent de la population un peu partout et les retransmettre di ko joxaat brigade yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sur le terrain. mais fan la réeroo yi war a nekk ba yenn yi di am bu ñu dem sax bay song ay gendarmerie. waaw yooyu am na fi ay am na ci ay cas dëgg la day doon rek ay manifestation yoo xamante ni comme bii weesu. ca Baalu ca Tamba. waaw am na foofu même fii Tobène amoon na bi nga xamante ni gendarme dañ fa njëkk dem am na 11 gendarmes yoo xamante ni dañ leen blessé ñi ñu arrêté dañ leen a arrêté ndax yoon bi ñu fa njëkkoon a dem. dañoo identifier ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo doon meneurs yi ñoo doon mener
rébellion bi violence yi voies de fait yi nga xam ne moom lañ doon teg gendarme yi fa demoon gendarme yi waxtu boobu am na noo xamante nii mënoon nañ ko def te loi bi may na leen ko pour daal di rétablir l'ordre wala ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo leen doon song. mais tribunal bu Kees li mu wax ci loola li ñu wax mooy bénéfice du doute maanaam wóoru leen ni xale yi songoon nañ gendarme yi. waaw dogalu tribunal moom kenn du ko commenter waaw wante un officier de police judiciaire muy gendarme bu nekkee sur le terrain bu jàppee nit rek dafay fekk mu am preuve ci li nga xamante ni moom lañ koy reprocher ndaxte bu ko defulee bu ko jébbalee autorité judiciaire yi mun nañ leen dañ leen di relaxer sans preuve wante li ma bëgg a wax rek mooy procès pénal dafa am ay phase ñun phase enquête de police bi moom la ñu moom mooy suñu sañ-sañ donc bu ñu constater infraction bu ñu gisee infraction dañ koy constater rassembler preuve yi jàpp ñi nga xamante ni ñoom la ñu jàpp ne ñoom ñoo ko def daal di informer parquet bi bu ñu paree suñu enquête daal di leen ko jébbal léegi nag principe opportunité poursuite mooy parquet bi moom mooy seet ndax lii jar na topp am jarul a topp donc loolu nag vraiment prérogative la boo xam ne dañ koy bàyyee parquet bi. léegi est-ce que yenn saay du répression bi ñuy gën di nemmeeku moo waral réero bi yenn saay contrairement à yenn doxalin yi nga xam ne dañu gis ay gendarme sax di ko def ndax gisoon nañ fi ay jamono bi ñu amee ay jafe-jafe bu ñu faat ab étudiant ci dëkk ba mu cosaanoo am na gendarme bi jógoon pédagogie bi mu àndaloon ci waxtaan wa am na li mu mën a jur. waaw bu dalal nit ña. pédagogie boobu day monte moo tax ma ne gendarmerie dañu ko desee xam mu tàmbali ci yéen journalistes yi man en tant que porte-parole dama leen di invité yéen saa su ne ku ci bind au commandant de la gendarmerie ne ko damay def li ñuy wax immersion ci biir gendarmerie ñu daal di la expliquer brigade yi nu ñuy doxee et cetera nu ñuy fonctionner leer na ma ne yéen ñaar ñii ma jàkkaarloo di ngeen am beneen gis-gis ci gendarmerie dese ngeen xam gendarmerie tuuti pédagogie boobu ngay wax kooku demewul xelam kese loolu lañ ko jàngal li weesu yi tamit ba tax moom mu am taxawaay boobu gendarmerie daf koy teg ci yoon xam nga dafa am loi bu ñuy wax loi 70-37 du 13 octobre 1970 nga xamante ni moom mooy teg charte yi nga xamante ni ci la ñuy sukkandiku pour jëfandikoo yenn jumtuwaay yi. ci 10 secondes ndax waxtu bi jeex na est-ce que am ngeen limub gendarme yu doy ak jumtukaay yu doy fii nu toll nii. waaw limu gendarme yi dañ ciy sant yàlla ndaxte man balaa may nekk poste bi ma nekk muy chef chaîne emploi opération dama nekkoon chef chaîne ressources humaines wante progression bi nga xamante ni moom la effectifu gendarmerie am. diggante 2012 ak fi ñu toll nii recruter nañ 6000 gendarmes. ñaata gendarme ñoo am au total fi ñu toll nii ci Sénégal. fi mu toll nii xaw nañoo jege 11000. jërëjëf colonel Pape Diouf porte-parole gendarmerie nationale jaajëf Georges Diop jaa ngeen jëf mbokk yi yéen doog jàmm ñu delloo kàddu gi rédaction RFM ak bu TFM Fatek ñi mu àndal jaa ngeen jëf.